mbokk yi ñu ngi dellu si waat tey jii seen beneen numéro émission xibaar entretien Mourtalla Seck coordonnateur général bu kuréel googu ngeen dégg ñu naan ko ñoo lànk au niveau national et international tey nag mi ngi fii si Touba Jannatul Mahwa ñu fas yéene waxtaan ak moom si réew mi ni muy doxee mais balay boobu dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokki internet yu xibaar 24 TV. bon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ma dalal yéen waa xibaar 24 aussi di rafetlu seen liggéey ci département bi fii ak au niveau du Sénégal parce que liggéey bu rafet la boo xamante ni ñu ngi koy rafetlu équilibré ngeen te gis nañ ni par parloo leen fal fenn beneen bi ci topp mooy je pense que bu ma dalee fii dama fi war a dal parce que dama bokk biir Touba dëkk Touba comme ni ko ñëpp dëkkee. ma tudd Mourtalla Seck comme ni ngeen ko waxee doon le coordonnateur général du mouvement ou collectif ñoo lànk donc noonu laay présenté wu di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla doon jariñu askan wi d'ici et de la diaspora jërë ngeen jëf. caddu gi mooy benn moment doonu seen i activité dafa nekk mën nañu wax ni en stand-by ñoo lànk loolu moo xew. bon je pense que da ngaa suivre l'actualité mais ñoo lànk moom boo xoolee le 29 bii passé rek yaakaar naa bu jàmm dellusiwaatee Sénégal ñun ñoo tax bu jàmm dellusiwaatee ba le marché le 29 bi opposition ne da koy def pouvoir ne doo ko fi def je pense que ñun taxaw nañ ci taxawaay boo xamante ni buñ ko ci taxawul woon tey gëm nañ ni musiba mën na am ci Sénégal beneen bi ci topp ñoo lànk da ngaa bàyyiwul xel rek waaye boo demee fu mel ni ñi nga xamante ni cité Baraka te dëkk fa dañ naroon nangu seen i kër ak yeneen yoo xamante ni ay soxlaay askan wi la mooy denrée de première nécessité bi nga xam ne yokkute bi boo tapé ci Google ñun ngay njëkk a gis ñu ciy dox di ci wax à chaque instant donc je pense que actualité mënta weesu loolu. tegi kon ñoom ñoo leen nëbbu. da di nag élection bu ñëwee da ngaa war a toog déglu askan moom mooy doxal parce que mënoo doxal atum lëmm boo doxal ba heure laaj jot da ngay bàyyi ña war a laaj ñu laaj parce que noonu lañ gisee woon actualité bi heure campagne jot na nañ bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñooy laaj ñu laaj malgré ñun bokkoon nañ ci ñu joxe mot d'ordre parce que gisoon nañ ne état bu Sénégal li mu war a doxal li mu war a jëf ak ni mu war a defee ci askan bu Sénégal ci denrée bu cher ci dund bu cher ak ci justice à deux vitesses yooyu yëpp ñu toog ceeg yenn yoo xam toog nañ ceeg état bi gisuñu saafara am ci ay at ñu lancé woon benn slogan boo xamante ni mooy maa moom sama carte suma waa kër laay voteel man miy dundal sama waa kër maa xam li gën ci man naa xool ki gën ci man ma woteel ko ci kaw loolu lañ ne woon na ñëpp vote sanction contre le régime de Macky Sall parce que gis nañ ni mettitu askan wi day gën di metti dundin wi dafa gën di yokk justice à deux vitesses daf fi gën a am làq doom dóor doom dafa gën a bëri Sénégal paramètres yi bu ñu ko dajee ñu ne nag ñun état boo koy sanctionné nekkul da nga koy sanctionné ci taal wala ci yàq wala ci toj mais da ngay xaar ba heure vote jot nga dem voté ji te loolu aussi ñu ngi ciy rafetlu Sénégalais yi ni ñu jugee dem voté wu massivement ci jàmm ak ci salaam. parce que ñun collectif ñoo lànk dañ ne foo mën a mënti bokk que ce soit de l'opposition ou du pouvoir ku nar a taar réew mi ñu jër jàkkaarloog yow parce que suñu apaisement bi kenn duñu ko yàqal. loolu mën nañu jàpp ni mooy consigne bu ñu orienté rek ñëpp xam nañu ni en fait vous êtes proche de l'opposition. loolu yàgg nañu ko tuumaal mais yaakaar naa ne bi nga xamante ni état def na lu rafet barki démb ñu ngi wax ñun génn nañ wax daan ne état def na ay égo mais da nga gis sénégalais yu dem fatt ay égo loolu problème bi du état problème bi population bi la denrée de première nécessité bi malgré ne nañ état moom moo yokk waaye consommation locale dañ gis ni sénégalais yi dañoo gëmul seen bopp ci consommation locale li seen morom di bay suñu leen ko jaayee duñ ko jënd il préfère dem jënd li nga xamante ni mooy parfumé wala leneen loolu population la kon donc ñun nekkuñu fi nii pour l'opposition nii pour état barki Dembo Ndiaye bi ñu waree wax dëgg Sonko dañ ko wax bi ñu waree wax dëgg Barthélémy Dias dañ ko wax bi ñu waree wax dëgg waa opposition bi nga xamante ni la quasi totalité mën nañu ci ñun lañ bokk mais dañ leen ko wax mais nag teewul bu ñu gisee loo xamante ni ab état doxewu ko ngir yërëm askanam dañ naan nañ sanctionné état boobu te loolu lañ gis suñu état bi di ko doxal ba tax na sur les 46 départements du Sénégal ñun collectif ñoo lànk suñu moo doonoon kat comme état bi nii la taxawee ak askan wi taxawul lu gën ci askan wi nañ ko sanctionné te loolu gis nañ ni peese na bu baax a baax ci vote bi parce que ñiy suivre collectif ñoo lànk ñun jàpp nañ ni dañoo bari waaye boo xamante ni bu ñu mësaan a woote marche gis nañ des milliers et des milliers de personnes ñoo ñu wuyu si et suñu concept du concept politicien te gis nañ ni askan wi dafa bari ñoo xam ne bokkuñ ci benn parti politique ñi ngi nekk ci digg bi ñooñu dañ ñuy déglu bu ñu dégloo nag li gën ci askan lañ leen di wax ñu def ko waaye vote sanction boobu gis nañ ni am na ci jàmm voté nañ ci jàmm génne nañ ci élection yi ci jàmm ñi ngi jëm nag ci li nga xamante ni mooy defaraat Sénégal ñëpp nekkaat ci jàmm bàyyi un peu wax ji ngir ñu mën a dérouler un peu nag parce que boo wootee élection ba am li nga war a am da ngay dellu nga liggéey wax li tax ñu wooteel la nga góorgóorlu foofu may teg point ngir
fàttali benn affaire les députés nouvellement élus ma leen di wax ne leen ñun ak yéen tànk ak tànk mbagg ak mbagg dootuñu nangatu benn député ñu fal la ngir askan woowu doo ñëw di leen rendre compte ci liñ la fal ay at duñ la teg bët beneen bu ci topp seen essence ngay utiliser seen oto ngay utiliser seen ay passeport diplomatique ngay utiliser seen ay l'impôt et domaine ngay utiliser ba nga bëggee ñu fal la gis nañ la nga taxawaalu ci dëkk bi yëpp fu ne nga dugg fa boo demee ba falu ba commencé utiliser xaalis boobu nag ku la ci bëgg a teg bët ngir wax la soxna askan woowu du la teg bët te ni mu war a demee mooy yow yaa war a ñëw di leen rendre compte chaque 1 2 3 mois parce que ñoom ñoo la fal yow yaay ki nga xamante ni yaay seen liggéeykat yaa leen war a rendre compte parce que yaa demandé seen baat loolu nag lañ ne dina fi dakk que ce soit ñi bokk wàllu député yi bokk wàllu wala Yewwi wala yi bokk Benno Bokk Yaakaar wala yu bekk aar bokk gis-gis feneen ak feneen ñoom ñëpp dañ leen di wax la doon xew révolu na leneen li mooy député aussi buñ ci fal nga dem askan yóbbu la ci assemblée nationale nga dem fa naan man député diw laa te askan fal la di am affaire ak waa collectif ñoo lànk parce que nag dañu fulaay ut am la waaye fulaay am wut la na ko député yi daan defee ci passé loolu révolu na fi mu ne nii député yi nañ jàpp ndaa am yeneen seen moroomi ndaw député yoo xamante ni député askan wi lañ leen tuddee ñoo xamante ni dañ leen marquage à la kilo tànk ak tànk mbagg ak mbagg lépp lu leen askan wi jox dañ leen ko delloo parce que loolu par force lay doon. balay boobu ñu lijjanti li xew assemblée gis nañu ni pouvoir bi mi ngi ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay député beneen camp bi muy Yewwi Wallu ñi ngi ak juróom-ñett fukk ñi ngi naan nag ñi war départager mooy xëy na les serviteurs bokk gis-gis ak aar tey jii yéen ban kàddu ngeen yëkkati ci loolu parce que jàpp nañu ni ñoom bu ñu demee ci camp pouvoir yi war la. bu ñu demee fee foofu la ñu war a dem yéen la ma seen position. bon moi je pense que dafa am loo xamante ni je pense que daf ci am loo xamante ni il faut que ñu xoolaat ko sénégalais yi ñoom ñoo ko moom Sénégal la population mooy premier président moom mooy décider li nga xam ne moom moo gën ci moom. am na lu mu décidé ñi ngi rafetlu déroulement scrutin bi parce que nag bu déroulé wul woon ne wax ji tey ba tey mi ngi am waaye déggoo kenn plaindre ci coalition yi fi nekk yëpp loolu c'est à féliciter te yi nga xam. si am na livre blanc bu waa Wattu Sénégal xam nga ñoom mooy coalition bi jiitu wàllu ñoom Mamadou kii Lamine Diallo ak ñoom Decroix génne jàpp na ni am na ay irrégularités même du côté aussi de Yewwi am na irrégularité aussi. xam nga satisfaction 100% mënut a am ci lenn. mais gis nañ ni li ëpp solo am na ci jàmm ak salaam loolu ñi ngi koy rafetlu manquement yi nañ ci gën a bàyyi xel ngir ëllëg mu gën a ñoŋ ñun loolu position boobu lañ taxawee parce que fàttali ko nañ élection législative 2017 biñ ko élection ba pare 1 mois après lépp ay coow la ay xeex ak ay xuloo mais fii quoi qu'on puisse dire évolution am na ci loolu ma ñëwaat nag ci ñi nga xamante ni tey ñii dañ leen a jox ñee ñi jox la am na ñu ne ci diggante bi ñun lancé message bi ñuy lancé loolu mooy askan wi bi mu leen di fal di leen def ay député liñ leen falee mooy lu gën ci nit ñi li gën ci population bi ngalla nañ ko def consciemment bu ñu toogee nañ xalaat li gën ci population bi ñu def ko ñun loolu lañ leen di bàyyiloo xel di leen ko fàttali parce que fi ne nii bal bi ci seen camp la nekk loolu daal lañ am lu ñu wax. ci gàttal majorité absolue ku ko war a am pouvoir wala ku jéggi. non moi je pense que majorité absolue population moo koy décider population mooy unique. personne bi ma mën a tudd wala unique mbir bi nga xamante ni moom moo mën a décider lan mooy am lu absolu parce que population bu il est au-dessus de tous les pouvoirs de l'exécutif du législature ak lépp judiciaire moom moo nekk ci kaw comme am na ni mu bindoo mu indi forme boobu ñun benn pàcc bi nga xamante ni nit ñi ñoo leen votel parce que population moo leen votel ñooñu dañ leen di wax ne leen pour l'instant nañu xool li gën ci population bi ñu doxal ko ñun loolu lañ leen di demander nekkuñu fi di faral ñii wala ñuy faralee dañuy xool li gën ci askan rek ñu def ko. ñu ñëw si déroulement scrutin bi fii si Touba gis nañu ni 602 bureaux de vote comme on dit 46 centres yëpp Yewwi Wallu ñoo fi dóor avec en face d'une coalition mën nañu wax ni gâté parce que am nañu xaalis am nañu doole am nañu ay ministres conseils des DG des hauts conseils collectivités territoriales conseil économique social boole kook tamit chargé de mission non sans compter somme yi fi doon dugg ak financement yeeg yëpp avec l'apport aussi de certains religieux si suuf yu mbubboo aussi tamit le xalif général sëñ Mountakha Mbacké yu ni mel teewul population bi dañoo lànk bañ xanaa ñoo lànk ak waa Touba dañoo am benn pacte bu ñu signé parce que loolu feeñ. ñoo lànk mooy population bi ñoom ñooy waa ñoo lànk. man foofu li ma fi rappelé mooy ku jàpp ne yor sa valise u xaalis tax na askan voté la yow da ngaa gàtt xel 2 aussi amoo xalaat man je pense que dafa am loo xamante ni
dafa am loo xamante ni ku ko dul bàyyi xel rek doo ko bàyyi xel man gis naa ni bu ñu demee ba askanu lëm population lëm quelques personnes yaakaar ne ñoo leen gën a muus fekk ñi ñooñu ñoom ñooy ay dof ku yaakaar ne boo yoree sa maletu xaalis war nga yor say billet wala sëriñ day joxe instruction loolu révolu na amatul te sëñ Mountakha mi ñu ci tudd dañ koy tooñ jegewul jegelewul politiquewul lu dul l'islam amu ci yàq amu ci defar may interpellé petit fils yooyu di def loolu ñi ngi def loo xamante ni ñi ngi koy def ci lu dul yoon wala ñi ngi koy def ci lu dul dëgg ci turu mouridisme te mouridisme sëñ Tuubaa bi mu koy indi dafa am concept bu taxoon sëñ Tuubaa indi ko lan la liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla man je pense que loolu bokk ci wax loo nit lu mu waxul bokk ci parce que ala kulli haal mosuñu dégg sëñ Mountakha ne na votel diw wala nañ jàppale diw ku ñëw dina la ubbil ay buntam waxtaan ak yow entre jullit ak jullit entre nit ak nit ak foo mënti bokk parce que moom ñëpp la njaboote mais boo xoolee dafa am ñoo xamante ni ay petit fils lañ ne ñoom dañuy politique dem di jàppale Macky Sall am nañ ci droit tout le monde ici am nga droit politique parce que du tey yàgg na jàppale leader yàgg na fi du tey mais nag ak na nga koy jàppale na nga ko jàppale ci dëgg na nga ko jàppale ci ngor na nga ko jàppale ak ci ñi nga xamante ni ëllëg koo ci jàkkaarloog doo sëgg di nga siggi askan wi siggi nga mën a nekk ak ñoom encore une fois may interpeller kilifa yi fi nekk les Antoine Diome les trucs ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi fi nekkoon ñu ne ñi ngi joxe xaalis ñun de suñu ay lempo wala ñu ne nit ñi ñu ne ñi ngi joxe ay don wala ñi ngi joxe alal wala ñi ngi joxe leneen ak leneen population bi ngir ñu voter leen man je pense que sama gis-gis élection kenn du ko gagné noonu élection dañ koy gagné ak ay bilan élection dañ koy gagné ak programme élection dañ koy gagné ak nit ki gis li nga def nga wóolu ko mu wóolu la mais léegi détournement d'élection ci xaalis loolu jënd bétail politique la te nit ñi dañu dépassé loolu te encore une fois man je pense que Sénégal war na dépassé loolu parce que bu doon loolu ak loolu Macky Sall du gagné en 2012 Ablaye da yoroon pouvoir ëppoon ko alal ëppoon ko doole mais askan wi dañu fee wonoon ginnaaw Ablaye Wade daal di ñëw jàpp Macky Sall te boobu Macky yorul woon xaalis yorul woon alal kon tey bu ñu demee ba ñoom ñu yor keesu état bi di def loolu dañoo fàttalikuwul démb te diggante bi fàttu xaju fi ñi ngi fàttali askanu Sénégal fii ñu teg seen tànk nii la nit boo demee bay voté bu la benn 5000 francs wala benn 10 000 francs détourné nga war a nekkaat ci métit 5 ans wala 6 ans loolu nag ñun concept bu ñu voté la man loolu maa ngi koy revendiquer man ñun waa collectif ñoo lànk ñoo génne slogan maa moom sama carte sama waa kër laay voteel bu leen kenn jox alal ba ngeen voteel ko bu leen kenn jox xaalis ba ngeen voteel ko bu leen kenn dig ay financement ba ngeen voteel ko voteel leen ki gën ci yéen te gën ci seen famille parce que yéen ëllëg yéen ay yor seen famille yéen ay dundal seen loolu waaw léegi jóge nañu ci élection Sénégal nag dañuy politique 12 mois sur 12 même coowal waaw même boo xoolee sax jamono ji kenn installé gu sa assemblée mais coow laa nga ni kur ci intercoalition bi ba ci côté benn maanaam yéen ñoo lànk lan mooy seen position ci wàllu woowu surtout nag côté réseaux sociaux yi bari na manipulation bari na daal ay coow foofu la lépp di jógee ñëw ci kër yi mu répercuté waat ci réew mi tey jii yéen ñoo lànk luy seen position situation réew mi politique suba ngoon. yaa ngi wax lu am solo ci kër yi nit ñi dañuy bàyyi heure liggéey di nekk ko di ko def heure wax 12 mois sur 12 24 heures sur 24 pays Sénégal ñi ngi wax rek man loolu li ma ci wax rek damay rappelé benn borom xam-xam bu waxoon nañ bàyyi yowmal xiyaam bu yàlla fayee wax bàyyi jëf. loolu c'est impossible c'est quasi impossible te réew yi ñu demandé doon ñuy ay Corée ñuy ay Japon ñuy yeneen ak yeneen dañoo bàyyi wax tuuti te nekk ci jëf moo tax tey dañoo développé mais suñu manque de développement tey waral na ko lu ñor ñu wax lu ñorul ñu wax sama début wax dama ne la comme élection nañ ba pare na nit ñi dem liggéey ñi ñu fal nañ dem defi li ñu war a def te bàyyi wax ji tuuti parce que mënuñu topp chaque jour di politique. mais activiste yi kenn demul ñu def activiste yi. suñu position ñun en tant que mouvement ñoo lànk dañoo doon collectif bu neutre ñun politique gu ñu élection yi bi mu jotee ñi bëri dem nañ bokk ci ay coalition mais ñun suñu loxo ca kaw bokkuñu ci benn coalition parce que suñu neutralité lañ bëgg garder moo tax it daf ñoo jox tey la tête haute ba kuñ ci bëgg a waxal luñ la bëgg a wax que ce soit Yewwi Wallu wala pouvoir dañuy jàkkaarloo yow ñu wax la ko parce que heure ba mu jotee ku ne bëggoon ñu ànd ak yow dañ ne leen soxlawuñ loolu askan moo ñu gënal. parce que suñu position ñun loolu lañ gëm ni mooy suñu position donc moi je pense que loolu la ñuy fàttaliwaat askan wi ak ñi ñu fal ak politiciens yi que ne askan wax defaru ko réew wax defaru ko réew li koy defar mooy liggéey te bàyyi tuuti wax. voilà suñu laaj bu mujj ñëpp ñu ngi remandat 3e candidature bu président Macky Sall tey jii ñoo lànk da ko njëkk théoriser bokk ci point bi nga xam te ne intéressé na ko loolu waaye dafa ressurgiraat li ko waral mooy que ni.
danoo jëm si ay élection danoo génn si élection législative côté pouvoir ñoom nee nañu bu doon présidentielle dañuy am xam majorité dañuy jàll premier tour waa opposition bi nee nañu li alerte la déjà ça a freiné l'élan du président Macky Sall mais toujours est-il que moom nday mbi léegi waxagul tey lu ngeen di wax si troisième candidature bi nga xamante ni jamono ji mën nañu wax ni fii ba 2024 moom la ñuy waxtaanee. dañuy lancer défi Macky Sall wax ne ko loolu ñun suñu xeexu bopp la ñun lu ci Macky Sall bañu ñun bañuñu ko ci lu mu ko jaral nañu lu ko raw ba wisal ko côté boobu amul luñ ci négocier ak Macky Sall troisième candidature ñett munta ne. loolu dañ koy rappeler président Macky Sall bu dee ay kaso yu muy tijji la wala bu dee ay bërëb yu muy tijji la wala bu dee ay renforcement yu muy def ci gendarmerie nationale et je pense que notre gendarmerie et police nationale diñ nañ diñ boo xamante ne duñu yegg foofu ak seen askan. le président Macky Sall ñun collectif ñoo lànk man li ma gëm mooy xeex boobu bokk na ci suñu xeex parce que lépp luy dignité dañ koy xeex lépp luy dëgg dañ koy xeex te loolu dëgg la bokk na ci yi ñu gën a ñor mën nañ ñi parce que mënuñu fi nekk en 2011 2012 des personnes meurent ñi ay nit dee. tey nga ñëwaat bëgg fi indi loolu amuñu luñ ciy wax nag yaa ma ci interpellé mais comme fi ñu jëm nii bis bu ko waxee dina xam ne am na ay jeunes yu ko gën a déterminé gën ko gëm loolu gën ko bëgg seen réew ñoo koy barrer la route wax ko ni troisième candidature du fi am par force par A ou par B. le président Macky Sall. bu leen ko loi may luy def. bu leen non loi mënu leen ko may. mais loolu loi may ak ñàkk a may ñun loolu xamuñu parce que ñun li ñu xam mooy 2 mandats la li ñu gis mooy Macky def na 2 mandats troisième candidature munta ne nous collectif ñoo lànk loolu dañ ko. nee nañ ñoo ngi seen première non loolu mënul nekk xam nga yooyu sax débat la parce que ñun yeggaguñ fa te man déggaguma mu taxaw moom fu mu taxawee wax ko publiquement man li ma gëm mooy. ñun li ñu gëm mooy Macky Sall du ko def tey du ko def ëllëg bu ko naree def suñu ay corps suñu ay néew ñun lay jaar doo ko def parce que munta nekk. ce sera impossible ñun ñooy wax loolu Macky Sall di ko dëggal di ko wax ni lu mu ko jaral rek jaral nañu téeméer ba ñaar téeméer ba ñeenti téeméer li ko fi dese nag dinañ ko accompagner moom mu dem liggéey li mu war a liggéey li ko fi dese 12-15 mois yi dinañ ko accompagner moom mu dem liggéey li mu war a liggéey mais lu weesu loolu amatu fi cëslaay amatu fi pour jiite loolu suñu rôle la te dañ ko fas yéene xeex ak moom le président Macky Sall du ma tëj sans pour autant fàttali ko ma li tax mën naa ne ma ñëw toog fii muy hôpital bu Jannatul Mahwa 8 mois mi ngi nii wala 10 mois amul ndox may laaj politiciens yi nekk Touba Mbacké wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk biir Touba Mbacké tey wuyoo ay autorité lañ ana fu ñu nekk benn hôpital boo xamante ni day accueillir des centaines de personnes maa ci teg bët balaa ñoo am ndox dañuy dem root ci climatiseurs yi ngir mën a am ndox ñiy opérer duñ am ndox bu ñu raxasloo mais ana autorités yi nekk biir Touba Mbacké te ñuy wax ni Touba mooy 2e capitale économique du Sénégal loolu ñun collectif ñoo lànk dañ koy naqarlu ba fa naqarlu yam di interpeller le sous-préfet de Ndam di interpeller le préfet du département de Mbacké buñ ci jëlul ay mbatumbaay ñun dinañ def suñu lettre luñ ci yoon may dinañ ko def parce que mënuñu fee nekk ay politiciens nekk fi di caxatee xaalisu askan wi benn hôpital bu mel ni hôpitalu Jannatul Mahwa toog ay 9 mois duñu am ndox askan wi di sonn di souffrir ngir mën a am ndox moo xamante ni dañ koy fajoo leneen li ci topp ci biir dëkk bi qu'on se dise la vérité saa soo koñ boo dugg yaa ngi gis population bi di yanu ay ndox di nekk ci coono pendant ce temps des politiciens nekk ci biir dëkk bi di fatt nit ñi ak wax ju bëri loolu ñun ñoo ngi koy naqarlu ba fa naqarlu yam ji interpeller ñu yor loolu buñ deful li ñu war a def ñun dinañ jug lu ñu yoon may ñu def ko ci loolu parce que ab hôpital kër mën naa bañ a am ndox mais hôpital Jannatul Mahwa ak beneen hôpital bu amul ndox dafa war a am ndox leneen li may tëjee mooy Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ak ñi mu àndal fal nañ leen dañ leen di féliciter mais ñi ngi leen di wax ñun ak ñoom tànk ak tànk mbagg ak mag mënuñu fi nekk heure bu ñu wootee ñu wootee leen heure bu rendre compte askan du jotee du ñu rendre compte askan nekkuñu fi lu dul wax ju bëri ak dugg ci détail yoo xamante ni yooyu soxlalul askan wi lu soxal askan wi mooy ñu yóbbu problème bu Touba yi nga xam ne moom laa toog di wax mu yóbbu ko Assemblée nationale parce que ba muy nekk Assemblée nationale ëpp na 9 mois te waxul problème yooyu di naqarlu aussi li xew ci résidence bu Touba des petits-fils yu ñu mën a citer comme Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ñu ngi naqarlu loolu parce que mënuñu nekk moom Cheikh Abdou Lahad sax dafa warul yor suñu communication màggal sincèrement wax waru ko yor parce que xam nga la ma tax waru ko yor dafa am fu mu bokk daa bokk ci parti politique dafay politique day xëccoo te murid yi politique wu ñu xëccoowuñ dafa yor loo xam ne màggal la màggal ñëpp a ko bokk képp kuy politique waroo ci taxe
ñun dañoo gëm ni loolu war nañ ko xoolaat ngir gën a mën a ñongal suñu nekkin fii ci Touba ngir gën a defaraat suñu toogaay parce que résidence Khadim Rassoul du bërëb boo xam dañ koy politique jéggi ak petit fils bu ko mënti def loolu ñun ñu ngi koy naqarlu ba fa naqarlu yam te ëllëg dinañ jël responsabilité yi ci war parce que tamit ñun suñu Touba ñoo ko moom du ñu nangu loo xamante ni day saltel Touba l'autre chose c'est que ma terminer ci détail boobu mooy ñu ngi waat toute la population nationale et internationale ngir lii nga xamante ni def nañ ko muy élection yu apaisé ñu gën a continuer apaisement ci Sénégal soxlawul taal soxlawul yàq lii la soxla élection jot ku ne dem def li nga war a def dem ñibbi ñu gën a waajalaat nag bu dee troisième candidature dafa nekk ci ay xelu nit ñun ñi ngi def opération ñi ngi waajal opération yoo xamante ni nañ ko gën a ñoŋal ngir barrer la route au président Macky Sall ci wax loolu. Merci beaucoup Mourtada Seck coordinateur ñoo lànk ñoo bañ. fii si réew mi ak au niveau international jox leen ndaje mbokk yi ba beneen yoon si yeneen jotaay amoon mbégte lool toog ak yow vraiment mu nekk lu neex débat bu am solo macha allah jërëjëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla seen rajo bi wala seen télé bi dem ba dépassé télé yu bari fii ci Sénégal jërë ngeen jëf.